salaamaaleykum mbokk yi ñu rafetlu seen ànd ak programme bi Info TV tey nag seen émission grand format ñu dalal am ak mbégte kii di maire commune Plan Jaxaay Parcelles Niack Lorab monsieur le maire monsieur Mor Sarr Ba ñu ngi leen dalal ñu leen nuyu. maa ngi leen di fay di leen wax bisimilah di leen dalal fii ci commune Jaxaay Parcelles Niack Lorab di leen wax soyez bienvenue seet si bi ngeen seet si le maire de Jaxaay de la commune de Parcelles Niack Lorab. Merci beaucoup jërëjëf monsieur le maire ñu tàmbali justement ci wàllum gestion commune bi monsieur le maire depuis 2014 yaa ngi ci bopp commune bi 2014 ba tey 6 ans après tey lan nga mën a wax justement wàllum réalisation wàllum investissement ci commune bi monsieur le maire. waaw gannaaw bi leen gërëmee di nuyu Sénégal yëpp di nuyu commune Jaxaay di nuyu département Rufisque yëpp et puis di sargal képp koo xam ne conseil municipal ci commune Jaxaay. di nuyu délégué responsable yi nekk ci commune bi di nuyu imam yi ak délégué yi di nuyu daal commune askan bi yëpp di leen dellu nuyu yéen tamit di wax ne fi ngeen ñëw di laaj ci lu ñu fi liggéey loolu maanaam du ci sawar nañ ci waaye du bàkkuwuñ ci kon nag dama lay déglu volet boo laaj rek ma leer na ci li nga xalaat ne moom lañ ci liggéey bu neexee yàlla suñu borom. incha allah ñu tàmbali wàllum santé je pense que c'est le secteur le plus prioritaire. wàllu wér-gu-yaram. waaw wàllu wér-gu-yaram buñ ci demee dinañ ci mën a am kàddu yuñ ci mën a sànni ndax jàpp naa ne bi ngay wàcc fii rek am na loo gis commune bi tabax na poste de santé équipé na ko te jàpp naa ne lépp li man ci dimbali askan bi ci wàllu médicament ñi ngi koy def tout récemment lañ jënd ay médicament jox leen ambulance bi fi nekk ñi ngi koy appuyer carburant di fay chauffeur bi def entretien bi kon nag wàllu santé bu ñu tabaxee lu toll poste santé équipé ko en tant que commune ba pare di accompagner poste santé yi jëndal médicament ci li ñu man di dimbali techniquement loolu rëyul lool mais nag xeebuñu ko parce que suñu doole bariwul mais teewul def nañu loo xam ne ñu ngi koy sant yàlla suñu borom. lépp lu ma la wax nag boo demee boo jógee fii xam naa jaar nga fa mais man nga gën a vérifier nga xool lu ñu fa def en tout cas def nañ suñu kéemtulaay kattan. ñu ngi appuyer poste santé ñu ngi leen di dimbali. defar nañ poste santé comme ni ma ko waxee mais fas na yéene tamit ren jii ma leen ci jigéen ñi nga xam ne dañuy mucc te leen ay matériels Sénégal ak yu mel noonu loolu fas nañ ci yéene yokkaat suñu loxo wàllu santé daal bàkkuwuñu mais tamit ñu ngi ciy def suñu kéemtulaay kattan. wàllum éducation Plan Jaxaay am na si jafe-jafe. waaw loolu tamit dañ ci sant yàlla ndax boo ma laajee ci éducation damay sant yàlla ndax bi ñu fi toogee ak léegi def naa lu mën a xew tabax nañ fi mat fukki classe ak benn. ci diggante 6 ans ci diggante 6 ans yi. juróom-ñetti salle de classe yu ñu inauguré ba pare ak ñetti salle de classe yoo xam ne soo jógee fi nga dem unité 14 le 14 bi ñu jëm incha allah bu si yàlla àndee lañ ko bëgg a inauguré tabax nañ ko au moins de 2 mois équipé ko te tey boo demee laaj askan wi lañ wax ne kat lii moom lu ñu bett la te loolu la commune bi def tabax na 11 salles de classe si 6 ans yi fourniture scolaire tooguñu année boo xam ne joxewuñ ko maanaam nag ñun ñoo fi jëkk a joxe ay photocopies imprimante yoo xam ne commune Jaxaay ñoo ko bëgg gis nga résultat yi commune Jaxaay di am loolu mooy dañoo gunge éducation moom bu la neexee nga laaj fu la neex muy IEF muy directeur école bi muy président éducation yi mën naa la wax ne daal ci dañuy wax ne sax dama beral loxo éducation amul benn couche bu nekk ci éducation boo xam ne boo demee ni la maire jàppale wuñu tout récemment lañu séddale 260 taw banc fourniture scolaire ba boole ci cette fois-ci daara yi joxal leen ay téere ay kaamir ay basan maanaam gunge leen wàllu éducation moom du ñu wax macha allah de mais Jaxaay moom fii ci Sénégal li ñu def ci éducation ku ñu mënuñu ci Sénégal. pourtant lycée Plan Jaxaay Mbëbës peut-être mosu nga dégg expression boobu noonu jaar nañ fi ñun ñoo dem reportage bi justement def reportage visite d'idée bi lycée bi amoon na jafe-jafe c'est vrai que pour l'instant c'est l'une des meilleures écoles du département selon ce que l'académie l'inspection l'académie a dit mais est-ce que tey jëriñ ngeen justement matuwaay yéen tamit ngir gunge lycée boobu noonu xam ne nag mu ngi def macha allah ay résultats yu ba. mais boo gisee boo demee tey laaj gis nga ko xam nga commune bi bu doon tey suñu wàllu compétence transfert yi njël lycée bi waruñu ci dugal suñu loxo mais man dama boole lycée bi ak école publique bi lépp laa boole bokk ndey bokk baay lépp lu may def ci public laa def ci privé bi lépp laa boole tey lycée muy école publique privé yi ñëpp laa boole lu may joxe jox leen moo tax résultat yi ngay gis day gën a améliorer day continuer incha allah. wàllum éclairage Plan Jaxaay insécurité banditisme
léeg-léeg ñu dégg nga xam ni wax dëgg yàlla di dépassé xel yi daal tey fan ngeen toll wàllum éclairage bi maanaam. xam nga Jaxaay dafa am nu mu tëddee Jaxaay boo xoolee dëkk bu bees la commune bu bees ku ne xam na gouvernement bi fi jóge moo ko fi indi woon mooy président Abdoulaye Wade président Macky Sall ñëw boo xoolee ni ñu installé lamp Jaxaay yi nga xam ne système boobu nekkoon système bu doy waar gis nga dañ ko reprendre dañ ko defoon en terre ci terre lañ ko jaadoon ci suuf mais gis nga daf bari woon ay fas yu dee yu nekk gisoon nga ko loolu nag état bi dugal na ci loo xam ne commune bi entretien bi li mu man mi ngi koy def mais terewul boo xoolee dëkk bi nga xool ne tey ji ni mu changé ci dimbali ko ci gërëm président jàppale ñu ñuy jàppale wàllu banditisme nag loolu moom nit ñi ñoo war a yaraat seen bopp ci woo koo xam ne bii sa xel dafay nekk ci yàq wala def lu warul def nga xool ne boo nekkoon ci biir pax sax nga xam ne da nga war a jub da nga war a jubal loolu mooy doxal société mais loolu mooy doxal yow doomu aadama yow jeune yow nit yow yàlla man daal su ma sañoon maay gën a jub bu ñu ko defoon def naa police ak gendarmerie sax du am yoon ci dëkk. mais loolu taxul tamit monsieur le maire yéen tamit am ngeen wax dëgg yàlla benn wala xam ne wax dëgg yàlla war ngeen tamit taxaw ngir aaral seen askan wi tey justement quelle est la politique xam ni seen mairie bi te jël nañ ko. mais gisuloo ko entretien yi ñu def ci commune bi te xam nga ne bu ñu ngi def entretien parce que ñun li ñu war a def mooy entretenir lamp yi li ñu mën ñi ngay def mais système d' installation bi fi nekkoon da ngay def entretenir tey semaine prochaine nga gis lamp yi lakkaat looloo tax état bi ñëwaat ak doole force gis nga muy changé waat lamp yi ci dëkk bi gis nga ko sa bopp. dugal nañ fi mat 12 postes actuellement di changer lamp yi parce que ak système boobu boo defaree tey bu soo am yàqu loolu mooy li fi am. mais terewul commune bi ngi gunge di ci def li mu mën ci entretenir bi xam naa dans 1 an et quelque du ko mat bu si yàlla andee di nga gis problème boobu jóge fi mais ca départ bi installation moo baaxul. wàllum xëy monsieur le maire souvent c'est le problème le plus grand pour nos dirigeants wàllum xëy tey justement quelle est seen politique justement seen politique d'emploi ngir dimbali xale yi xam ni am seen activité yi parfois. waaw xam nga moom maire yi moom lépp li mu mën ci wàllu xëy bariwut mais li mu ci mën mooy accompagner population bi gunge leen seen partenaires yi voilà ci partenaire xam nga loolu liñ ci def boo xoolee ci côté jeunesse buñ ci duggee léegi di nga gis ne commune ba lam cee waa def mi ngi def mais en tout cas ci wàllu xëy ñun suñu commune man bokk bi ma jiite bugguma gàddu emploi yoo xam ne su weer dee fayu ñu am problème man lépp lu ma gàddu fii amul benn emploi boo xam ne weer dee na commune Jaxaay yore la dërëm te tant que maa ngi jiite commune Jaxaay du am incha allah. depuis 2014 ba léegi mosuma amee emploi benn dërëm parce que loolu la ñu yóbbu seen njaboot yi kon man bu ñu bëgg politicien ba jël loo xam ne doo ko mën a fay fii ci commune Jaxaay daal na nga ko vérifier amee lu ma benn agent tardement payable du ma sax mais li ma mën laay jël ñooñu tamit ñi ngi def lu ñu mën maa ngi leen di remercier noonu lay ko ne ndànk mooy tax nga yegg fi nga jëm. wàllum bilan daal globalement lan la ci wax bilan satisfaisant la ci yow. waaw man de li ma mën a wax mooy boo demee ci ni nga ko waxee santé éducation jeunesse sport et loisir li ma jàpp ci social lépp daal nit du bàkku mais sant naa ci yàlla bu baax ndax dama sant ci yàlla course bu ne tey boo demee fekk ñu def si ñoom gis nga semaine bële passé ñu ngi woon stade Ngalandou Diouf donc créé nañ tamit ay stade fii créé nañ stade boo xam ne bu ko yàlla yeggalee suñuy xale yi du ñu am problème mais terewul mu gunge xale yi ci li ñu mën ci xale yi ñu def football ñu def lutte ñu def formation lépp commune mi ngi taxaw di leen accompagner kon jàpp naa ne bilan bi suñ jógee tey ak buñ jógul askan bi rek mën nañoo juger ne def nañ bilan ci dëkk bi 6 ans yu gàtt yi fi def am na lu ñu fi def te ñu ngi doon tey mooy première maire bu nekk Jaxaay. justement première maire parce que ñun tamit balaa ñu fi egg dafa am fu ñu jaar ñun gis nañ tamit ñu gis vraiment yenn développement yenn jéego yoo xam ne wax dëgg yàlla vraiment ce sont des développements très importants dans la commune tey lan mooy secret wu monsieur le maire justement lan mooy doolam pour mun a réaliser en un laps de temps 6 ans réalisation bi ñuy def nii ci commune bu bees bi. waaw loolu li ko waral mooy li ma wax sànq rek xam nga buñ la dénkee da nga war a tiit man damay gis souvent nit ñi bu leen falee rek ñuy feete c'est lu grave ko man bu ñu ma installé li ma njëkk a def dama tiit parce que tiit bi ma tiitoon mooy nan laay def ba réaliser loo xam ne su ëllëgee waxuma ñi ma fal mais samay sët ñu rom ñu seen maam ñoo tax école bi ñu tabaxoon ko seen maam moo fi nekkee moo tax stade bi taxaw seen maam loolu nit di tiit donc loolu la boo ko tiitee nga ñaan yàlla sa borom yàlla ak dimbal la donc secret yi amoon yi ma am man ànd ko conseil municipal bi mooy nam ma liggéey te bàyyi wax fépp fu ma xam ne bu ma demee am fa dara dinaa dem
lu ma xalaat luy doxal commune bi dinaa ko dox lépp lu ma dégg lu yàq commune bi du ma ko gëstu ci loolu la équipe municipale bi gunge le maire te loolu moo tax ñu am bilan boo xam ne bu extraordinaire la te incha allah rabbi li ma mën a wax foofu mooy bàkku baaxu bu ñu ma falaatee incha allah ci 5 ans yoo xam ne falawaat nañ ko fi bu neexee yàlla xaw ma luy xew de mais nit na fi ñëw te doo am looy liggéey bu dul da ngay tax di contrôler. mais déposé waat candidature. ah non xam nga loolu il faut yegg suñu liggéey bi askan bi ñu bàyyi maire dem comme ça parce que maire commencé liggéey lu ñu gis seen bët xam nga doomu su neex di ko caaxaan. on ne change pas une équipe qui gagne. ah oui kay xam nga ko xam nga tey doo jël coupe du monde équipe boobu ñëw sànni ko. sànni ko def loolu incha allah. ren la.